jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi mbokk yi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey dañoo dellu am mbégte invité maître Abdy Nar Ndiaye mu nekk avocat à la cour de Dakar mu nekk tamit porte-parole national du parti politique. Mouvement des patriotes pour le développement liggéey parti boobu nag bu ñu ko waxee xel yépp dina dem ci Aliou Sow le docteur Aliou Sow ancien ministre ñëpp xamoon ko tey parti boobu Abdy Nar Ndiaye yow yaay porte-parole bi tey am nañ mbégte invité la ci pencum réew mi ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Abdou Khadre maa ngi lay delloo nuyu. di profité ci occasion bi di nuyu Sénégal yi yëpp kenn ku ne ci turam ak santam ñi ñaan yàlla mi xam ni moo am kàttan mu defal na ñun ñëpp fan nu gudd lool gu ànd ko wér ak xéewal yu ni gaañ te mu sanul ci lépp lu mën a gàllankoor. jërëjëf maître Abdy Nar Ndiaye yow yaa yor kàdduk parti bi nga xam ne mooy mouvement des patriotes pour le développement liggéey seen parti bi tey élection locale yi ma ngi dëgmal. Gis nañ yeneen parti politique yi ñoo ngi amal ay waajtaay gis nañ tamit ne bëri na ay kuréel yoo xam ne sosu na yéen ban taxawaay ngeen am wala nan ngeen di waajee élection locale yi ñu dëgmal. waaw sëñ Abdou Khadre effectivement élection locale yi bépp parti politique bu ne ci Sénégal rek mu ngi ci ay pexe pour fexe nu mu ko remporter ñun aussi ci wàccaay yu mag a mag lan nekk. fii may wax ak yow nii am nañu yéene bokk ci élection yi te it bëgg nañu communes yëpp 46 départements yëpp ñu fexe ba teew fa incha allah te it maanaam ñun nekku nag ci extrémisme du dégagisme mooy di dajaloo ngir maanaam diw la fi jóg ñun parti politique lañ boo xam dañ ko créer légalement maanaam suñu yitte mooy conquérir donc le pouvoir waaye lépp ñu teg ko ci sàmmonte ak yoon ak li xam ne noonu lañ tërale réew mi ci wàllu maanaam élection. gis nañ parti politique yi ñoo ngi bokk ci ay kuréel yéen ban coalition ngeen bokk. non ñun bokkuñu ci benn coalition parce que coalition yi yow xam nga bu baax ni fii coalition yi fi nekk yépp daanaka aw tur la rek dañ koy def ndax dañuy mere diw wala dara booloo ab diir ñu tekkali ko. kon loolu daa mel ni du coalition moo tax ñun ci suñu labelu bopp la ñuy dem ngi maanaam MPD parce que parti politique boo ko créé maanaam war ngaa au moins natt sa bopp ban xam li ngay jàpp. ci coalition fi lañ ko fekk. waaw dem ci coalition fi lañ ko fekk mais day fekk mu nekk une coalition boo xam ne ni objectif bi mooy ay deal politique lalu ko wala mer gemb lalu ko waaye fii ci Sénégal li ñu ràññee mooy maanaam bépp coalition boo fi gis mer la gemb. maanaam fas yéenee maanaam song ki xam ni moom nga mere wala lu ni mel loolu yàgg nañ koo gis te loolu du jur dara parce que coalition boo fi mës a gis bu demee élection yooyu jeex mu daal di tasaaroo moo lay war ni àndunu kon ci yitte àndunu également ci yéene li ñu àndee mooy faj mer ñun nag nekkuñu ci loolu parti bi ñu koy taxawal nekkuñu di faj mer wala effectivement donc di booloo ngir diw na fi jóge ñun dañoo dañoo suñu yéene mooy jiite réew mi tey dañuy sàmmonte ak yoon mi xam ni noonu la tëralee maanaam nan la ñuy sàkkoo maanaam lu ni mel. waaw mais tamit maître Abdy Nar Ndiaye dafa am ay coalition yoo xamante ne ay coalition électorale élection bu ñëwee ay coalition war nañoo mën a ànd bu élection yee jeexee kenn ku nekk demaat sa parti politique loolu ak politique gu Sénégal yàgg nañ ko fay gis. waaw waaye dafa am solo bala ngaa dugg ci ay coalition ngay natt sa bopp d'abord waaye fii ci Sénégal boo gisee parti politique yi fi nekk yépp yu ci baree mosuñoo dem élection xamul lu ñu jar am na ci ñoo xam ne daanaka kenn nit moo ko jiite maanaam daanaka boutique la. te loolu war nan au moins maanaam nit ki bu fekkee da nga taxawal parti nga dawal maanaam doxal ba nit ñi xam yow lan nga jar ci réew mi bu ko defee bu ëllëgee boo bokkee ci ab coalition den xam ni yow kat la nga mat nga ko ba pare xëy na yitte moo tax nga boolu ak doomu aadama ngir effectivement conquérir donc les voix donc des populations. léegi kon yow confirmé nga entre guillemets que ne coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal. ak coalition gëm sa bopp ay coalition la yoo xam ne ay mer ngemb ñoo fa nekk mere nit. mais looloo am d'ailleurs ñoom ñi xam ni ñoo daje woon ci njalbeen ni dañuy ànd ngir maanaam demandoo ci élection locale loo ci gis bu ñu demee ab diir dañoo xaajale ko féewaloo ñiy jaar fee ña jaar l'exemple
type mooy l'exemple de Bougane Dany kenn ku ne xam na ni yéeneem moo doon ànd ak ñooñu waaye ba mu gisee ci biir gisee la mu wax nee na maanaam déedéet nee na du yeewi askan wi tënk askan wi la ndax moom jàpp na ni foofa maanaam dëmbante moo fa am ci ay kàddoom moom ci lim leeral kon dafay firi rek ni li ma la wax mooy liy dëgg mooy maanaam coalition yu ci bari man extrémisme du dégagisme la maanaam mooy mer gemm ngir jële fii kenn wala effectivement donc xeex doomu aadama ñun nag loolu taxunoo jóg li ñu tax a jóg mooy maanaam jaar ci yoon ak suñuy gëm-gëm ba effectivement jot ci li xam ne moom la. kon yéen MPD xeexu leen pour Macky Sall jóge fi. déedéet en fait Macky Sall moom ala kulli haal jeexal na mbirum moom jeex na loolu kenn ku ne xam na ko yoon moo ko tere. moom taxunoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy askan wi naka lan mën a def ba wan askan wi li xam ni moom lañ leen maanaam yéene ci yiw ak ci maanaam développement ñu partagé ko ak ñoom laaj leen tàllal leen loxo ngir ñu jàppale nu ba commune yëpp ñu mën faatoo doxal effectivement commune yi te nañ ko bëggee. d'accord léegi Abdy Nar Ndiaye coalition wàllu Sénégal bi PDS bokk ak bokk gis-gis ak jot na ñoom Abdoul Mbaye coalition boobu fan nga ñu mën a expliquer. kane ay mer ngemb lañ Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall bokk tamit lan nga ñu mën a expliquer kane coalition yooyu yow da ngaa jàpp ne dañoo mere nit ngir jëlee ko fi rek. waaw xam nga li ko waral mooy ña ko xam ne ñoo ca bokk mosunoo déggoo ci kàddu mosunoo dégg également ci idéologie xam nga ni Abdou Mbaye fii wax na fi wax joo xam ni wax ju jéggi dayoo la jëmee ko ci Ablaye Wade. bi mu nekkee premier ministre waa ku mel noonu bu waxee wax ju mel noonu dindiwu ko ni maanaam tey circonstance tax mu mën a lëkkaloo ak ñooñu te wóor na ni ñooñu nawloowu leen ci xam-xam nawloowu leen ci doxalin ku mel noonu bu ci duggee donc am na lu tax te olof yi nag nee naan la taxa nag yomba ko meññ paquet. bu dee beneen coalition bi. noonu c'est la même chose loolu leer wax na àdduna ci sànq wax la ni la ñoom ña xam ne ñoo daje woon ca njëlbeen ba nu demee ab diir kenn fittarlu na ci ñoom wax ni maanaam ñii kat ànd bi ànd du àndub dëgg àndub lekkante la loolu yal na ci yàlla musal. d'accord mais yéen MPD liggéey yéen mën ngeen a natt seen bopp su leen neexee ci élection présidentielle waaye élection locale tey lan moo da ngeen dem ak coalition wala déet. déedéet ñun en fait li ñu décidé ci biir parti bi mooy dañuy dem coalition sous la houlette sous la bannière du MPD liggéey. maanaam dañu bëgg a natt suñu bopp bu baax ba xam lan la ñuy jariñ ak lan fan lan toll ci askan wi moo tax man mii di wax ak yow man par exemple boo demee fële ci commune bu Taïba Ndiaye man lañ fi investir bonam pour ma maanaam laaj mairie bi. d'accord mais Taïba Ndiaye googu tey par exemple laa bëgg expliquer léegi Taïba Ndiaye yow su dee dañ laa investir commune bu Taïba Ndiaye MPD liggéey am na yeneen parti politique ñu fa nekk léegi parti politique yooyu ña fa nekk bu ñu gisee ne. am nañu fay militant mais amuñu fa candidat bu am dayoo comme bi maître Abdy Nar Ndiaye am ñoom ñu jóg pour ànd ak yow coaliser ak yow ñëw bokk ci jàppale la lan mooy nekk sa taxawaay. xanaa ubbil leen ñoom man d'ailleurs ba ma ñëwee ca commune ba la ma leen wax mooy man doomi askan wi la doomu gox bi la sama yitte ak sama yéene mooy gox bi jëm ca kanam. mboolem koo xam ni loxoom set na te yéene mooy loolu effectivement am muy maanaam ñu fexe ba maanaam def ay pexe ba suñu gox bi mën a gën a jëm ca kanam képp koo xam ni loolu mooy sa yitte woo naa la ci li xam ni moom laa nekk te it fii may wax ak yow am na ci ñoo xam ni woo nan ma xamal ni ma ñu ngi waxtaan ci seen biir ngir mën ñëw dooleel. maanaam bokkoon ci yeneen parti politique. bokkoon ci parti politique. bokkoo ci ay parti politique day ay parti politique lañu. waaw léegi nag loolu nag Aline yow maître kon kay mënoo see génn ci coalition wax dëgg yàlla élection locale yi. déedéet coalition déggoo li ma dama la coalition bi ñun bañu coalition mais coalition bu ñu ciy def ci ay principe lay doon. maanaam te MPD ku ñëw ci MPD ngay tënku. waaw ku ñëw ci MPD ngay tënku. parce que ñun wóor na ni ñun mat nañ li nu doon ci xam-xam ci man-man ak ci jukko ju rafet. mais bañu leen ko ñëw jàppale leen. bañu nu ko ndax li ñuy tax a jóg déedéet xam nga du sax jàppale maanaam dañu jàpp ni ab gox boo fa nekkee képp koo xam ni yéene mooy gox ba jëm ca kanam te it mu amub yar ami teggin maanaam am xam-xam am man-man boo ñëwee pour defar da nga koo war a yaatal. ñun loolu mooy suñu objectif. d'accord léegi maître au niveau national tey par exemple tey am na ay mouvement am na ay association bu ñu ñëwoon tey ne dañoo bëgg a ñëw bokk ak yéen def coalition lan mooy nekk seen taxawaay. waaw dañuy d'abord dina lëlmbëj ñooñu ñu nu doon ndax ñoom askan wi moo leen tax a jóg wala déet bu nu saytoo ba mu ni cëng ni xam ni ñii seen yéene mooy doxal maanaam defar moo leen tax a jóg mu wóor ni également ñoo bokk ay principe ak i valeur boobaa den mën a xool ci nan la ñuy àndee ci àndum ngor ak àndum nawle. yow dafa mel ni yéen ay anti système ngeen. déedéet doon anti système maanaam anti système ñun loolu taxunoo jóg ñun leen tax a jóg rek daal lenn la. non dafa mel ni yéen da ngeen a bëgg a boddi homme politique yi ba da nga leen a bëgg a ŋàññ da nga leen a bëgg a bonal.
déedéet maanaam ak fu mu mën a doon muy homme politique ak keneen ku mën a doon maanaam nit moom ñu ngi koy jàppee ci jikkoom rek bu fekkee maanaam yow homme politique nga sa jikko rafetul ñun doon ànd ak yow ndax wóor na ni réew mi la koy defar mooy nit ñoo xam ni tàggat na leen ci xam-xam tàggat leen ci man-man tàggat leen ci yar ak i teggin ak ay valeurs yi xam ni moo fondé woon Sénégal. moo tax ma ne yéen da ngeen a boddi way politique yi fi nekk ndax Aliou Sow bokk na ci parti politique bu mag mais yéen lii fi nekk Sénégal ci parti politique ci ay mouvement mënu leen see ànd ak kenn ndax yéen jàpp ngeen ñoo ñëpp ay mer ngemb lañ mooy yéen da ngeen a boddi ñooñu ci wàllum politique. déedéet boddiwuñ kenn de dama wax ni maanaam ànd bu ñuy ànd ñun ba ñunoo ànd ak benn parti politique ci Sénégal waaye dañu ba ni bu ñu dee ànd ak doomu aadama day fekk maanaam ñu bokk bëgg-bëgg bokk yitte bokk également ay valeur ak i principe waaye ñun duñ ànd koo xam xel wóor nañu cëng ni moom la ko tax a jóg du pour askan wi waaye ay intérêt personnel am maanaam wala conjoncturel moo ko tax a jóg loolu moom laa ni maanaam ñun foofu la ni seggee ñi xam ne moom la ñu àndal. mais yéen tey yéen MPD liggéey. est-ce que bu dee bokku leen ci benn coalition comme ni nga ko waxee ñu gis ne ay coalition taxaw na ay kàngam ci wàllum politique nekk fa moo xam coalition Benno Bokk Yaakaar la mu nekk coalition boo xam ne fépp ci Sénégal ñoo nga fa coalition Yewwi Askan Wi ay kàngam ci politique nekk fa ay ancien ministre nekk fa ay lu ne nekk fa boo demoon wàllu Sénégal PDS nekk fa ak yeneen parti politique est-ce que ñetti coalition yu mag yooyu yéen su ngeen beroo est-ce que jàpp ngeen ne di ngeen mën a gagner ay grandes villes. bu baax a baax wax naa la rek exemple ni la man fa ma nekk ay ponkel yoo xam ni def na 33 ans ci pouvoir nekk tey jii maanaam di jiite gox booba waaye ba fa wàccee gis na ni la donne a changé te loolu boo wàccoon sur le terrain di ko mën a détecter ñun loolu lañ gëm dañu gëm ni ñun su suñu bopp bu nu gëmee suñu bopp wóolu yàlla dox lan war a dox nit ñi mën na noo fekk ci li nekk. tey jii am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci ay ni nga ko waxee ay mission mais fan nekk firiwuñ fa dara am na ci ñoo xam fal gi ñu yor maanaam askan wi ñoo déggoo ak ñoom déedéet dañ leen a parachuté moo tax ñu doon li ñu doon waaye du maanaam une réalité boo xam ni boo demee ci seen gox-goxaan yi maanaam nit ñi jox nañ leen dayoo ak cër bu ñu toll amul. loolu dafa mat a ràññ. waaw léegi tamit yéen seen parti bi maître. est-ce que yéen nag am ngeen ay cadre vraiment ay cadre yoo xamante ni tey boo demoon ci grande ville yi comme par exemple tey ville de Dakar ville de Thiès nga dem Saint-Louis nga dem Ziguinchor tey nga dem fu mel ni Diourbel nga dem fu mel ni Kaolack foofu yii ma la limal nii maître ay Louga est-ce que tey MPD liggéey am ngeen fa ñu leen fa représenté ay kàngam yoo xam ne am nañu taxawaay bu mat sëkk foofu. waaw en fait sëñ Abdou Khadre loolu lu yomb a xam la loolu boo wàccee sur le terrain ñu ànd dans le cadre d'une visite nga xam ci lu leer maam parti bi xam ni moom la ñu nekk muy MPD liggéey parti la boo xam parti de valeur la d'ailleurs ki fi nekk moom képp koo xam ne mos naa ñëw tàbbi ci kii bi li mu lay xelal mooy d'abord demal nga jàngi ba doon li nga war a doon ci réew mi. tey jii fii may wax ak yow mu ni parti ba ña ko fondé ca laa bokk ña ma ko àndandool kenn ku ne ci ñoom am njàngam mat na ba mu nekk ci liggéey fa mu nekk jox nañ ko cër jox ko wàccuwaay par exemple tey bu ci mel ni foo mën di dem muy zone sud bi wala nord bi wala centre bi maam ñi xam ni ñoom laa àndaloon tey ay docteur lañu ñi ay professeur d'université te pourtant ñun ñooñu lan investir. waaw d'accord maître yéen am ngeen ay cadre kenn dàqul loolu am ngeen tamit ay nit ñu jàng mais jàng nga Aline maître jàng na mais tekkiwul ne maître am na représentativité ci wàllum politique ci localité bi mu dëkk. wax naa la sama bopp nee naa la à part yow. waaw déet à part man ñu xam ñoom ëpp taxawaay foofu ñoo ne ci parti bi am na ñoo xam ci parti bi tey fan leen investir ñoom ëpp taxawaay man fa ma taxaw ci Taïba loolu kay doy na sëkk maanaam firnde dama la man xam nga cadre la di ndaw. maanaam ne ci sama gox te xam naa ne jox nañ ma cër ba ma fa demee wàcc di wax ak ñoom xam lan ma xamal dañ ni ma yow de xam na la démb tey soog a ñëw xam la ci yar ak i teggin ci xam-xam ak joxe war ma te wóor na ma ni ma ko man nekkee foofu ci Taïba Ndiaye noonu la ñeneen amee maanaam war ma ak taxawaay bu ëpp man bi ma am fële ci Taïba mais xam naa ci dara d'accord mais yow xam nga tamit Sénégal dafa am politique boo xamante ni réalité la même man bu dee man d'accord ma ci mais dafa am loo xamante ni ma ñàkk see d'accord teewul ma gis ne lu am la tey yéen ni ma leen déggee mooy parti politique leen bu ngeen xam ne
du ngeen jël xaalis di ko jox ay nit pour ñu voter leen du ngeen propagande ay nit ci loo xamante ni du lu wér te gis nañ ñun Sénégal politique bi ñu fi wala gox yu baree bari ñenn politiciens yi rawatina ñi yor nguur gi dañuy jël xaalis di leen jox pour ñu voter leen lu mel noonu tey su amee est-ce que yéen am ngeen chance. waaw xam nga en fait d'ailleurs loolu moo nu tax a jóg naka lan mën a def ba yee sénégalais yi ñu xam li nu doon te it ma wax la ni la gor kenn du ko jënd loolu principe la ñun ci sunu parti amuñu benn yéene ci candidat yi xam ne ñoo ne ci bannière MPD liggéey dem ci askan wi di leen jënd ci alal li nu bëgg mooy yor un projet bu leer boo xam c'est un projet destiné à la localité maanaam muy doon loo xam ni boo ko waxtaanee ak boromi xel yi ñu xam ni lii kat buñ ko doxalee mën naa jëmee kanam effectivement gox ban ñun ci loolu lañ fas yéenee waxtaan ak nit ñi ak maanaam ci valeur maanaam sunu ngor sunu jom ak sunu jikko yu rafet. foofu la ñuy woo askan wi tey yitte ji xam ni moo nu tax a jóg it bokk na ba fexe ba lu nu mel noonu law képp effectivement donc réew mi Sénégal. waaw mais nag maître yéen est-ce que tamit mën ngeen a natt seen bopp tey. bu ngeen doon méngale seen bopp ak coalition Benno Bokk Yaakaar mën nañoo wax ne est-ce que loolu match la. seen coalition Benno Bokk est-ce que loolu match la yéen tamit tey MPD liggéey est-ce que moom ak Yewwi Askan Wi wala Wallu Sénégal est-ce que foofu match am na foofu par rapport ñoom seen i salañ ak wax jeeg engouement beeg xeet yu demee noonu. waaw xam nga ñun nekkuñu ci populisme ñun dañu nekk un parti boo xam ne nii dañ ko en fait tëgg ci ay valeurs yooyu yaakaar naa mu ëpp doole leneen lu mën a doon. ci xam ne moo jiite parti bi ma jël ko muy le président Aliou Sow kooku njàccaar la te Sénégal yëpp xam nañu njàccaar la te it kenn ku ne xam na ni borom jikko yu rafet lañu est-ce que xam nga ni moom néew na ci ku mel ni moom maanaam maanaam ñu dénk ko ci réew mi ay ati at gannaaw ba kenn mënu koo duut baaraam ci dara. lu mel noonu yaakaar naa ni nit ñi fi mu toll nii commencé na noo yeewu xam ni maanaam politique du ay fen du ay pexe maanaam politique ñeen war a jiite dañu leen a war a teg ci xam-xam maanaam natt leen ci jikko ba mu mën sëkk man loolu mooy sunu doole te jàpp naa ni buñ ko méngalee ak li ngay wax maanaam comme ni nga ko waxee man mii maa wax ni kon foofu mat ci amu fa ndax gëm naa ni nit ñi fi mu toll nii yeewu nañu tey seen yéene mooy bu képp ku ni jiitalati mu nekk borom jikko ju rafet borom xam-xam boo xam ni mate na ko ci maanaam xam-xam ba mën leen a jëlee ci jafe-jafe yi ne jëm leen. mais est-ce que yéen seen parti bi am na l'école du parti. ah waaw sunu parti xool dama la wax ni la. sunu parti bii di MPD liggéey bokk na ci parti yi xam ni moo gën a sàmmoonteeg yoon wi xam ni moo tëral parti politique fii Sénégal tey maanaam tey parti bi ci boppam am na une wax naa la ko la fois dernière ni am na école boo xam man par exemple man récemment on m'a invité à un séminaire de formation sur l'idéologie effectivement donc du parti sur effectivement les valeurs ancestrales yi xam ni Sénégal noonu lañ ko fondé te loolu fi mu toll nii moom lañ gis ni dafa won ni moo waral li xew lépp di xew ci réew mi nit ñi faaw ñu tëgg leen bu fekkee dañu bëgg réew mi jëm ca kanam faaw ñu tëgg leen ci xam-xam faaw ñu tëgg leen ci yar ak i teggin ak maanaam ay valeurs yoo xam dina tax yenn yi duñ ko sañ den ko jomm den ko rus. d'accord mais maître Abdinar Ndiaye yow yaay porte-parole MPD liggéey mais président Aliou Sow tey sénégalais yu baree bari xam nañ ne cadre la. Sénégalais yi tamit ñu baree bari xam nañ ne ku am liggéey la ku mën a ku am xam-xam la beneen bi tamit Sénégalais yi xam nañ ne président Aliou Sow am na ay principe loolu kenn werantewu ko am njàngam tamit kenn werantewu ko am na gëm-gëm aussi bëgg na réew mi mais tey dañu gis ne politique bi mu war a def dëgg ci biir Sénégal wane dëgg li mu bëgg a def wane googu ñun gis nañ ne am na lu bari lu ci manqué. loolu sëñ Abdou Khadre loolu sa xalaat la waaw sa xalaatu bopp la ndax boo seetee tey fii may wax ak yow est-ce que xam nga ni ci parti politique yi parti yu bari kenn muy débourser les 15 millions yi xam ne moom la wala 30 millions yi tey fii ñu wax ak yow maanaam suñu parti bi fexe nañ ba mu daj Sénégal foo man di dem ci Sénégal am nañ fa des UVAP waaw mooy des unités de veille et d'action patriotique yoo xam c'est des unités de 10 à 20 en fait donc te boo fa dem ay centaines en fait donc d'adhérents lañ fa am la preuve mooy caution bi xam ni moom la ñu laaj maanaam lii document la boo xam ni wane na ko yow yaa ngi ko gis ak say bët maam ay doomu aadama yoo xam ñoo leen samp ci fanu nekk mu mën a doon muy commune de Rufisque Nord muy Ségrégata ak muy Ndiafat muy fu mu mën a doon Taïba Ndiaye Kolda foo mën a dem rek ci réew mi ay nit ñooy jël seen contribution personnelle def ko ba tey jii ñu ngi toll tey wees nan sax li xam ne moom lañu laaj ñu ngi ci 16 millions aujourd'hui yu ñu jot dem xam nga yéen seen caution de den ko mën a justifier waaw bu baax a baax lii preuve la
document bi ngay gis nii lii ma la wax nii boo demee ci internet maanaam maanaam Facebook. ci page yu président docteur Aliou Sow di nga gis maanaam relevé de compte yi xam ne ñoo ko versé te ay nit ñoo ko versé ay personnes physiques. ñoo ay 5000 gis naa fi 5000 2000 2000 francs 30 000 francs 2000 5000 waaw 25000. dañu wax ni maanaam lu mel nii bu amee kenn ku ne war naa xam ne yëfi boppam la. te it maanaam noonu lañ ko doxalee ba caution bi maanaam lii doy na sëkk pour natt ñun fan lañ toll ci réew mi parce que gis nga ko. boo demee boo gisee déet loolu sa amul solo li am solo mooy xoolal communes yi xam ni ñoo fa mu jógee fa nu dëkk ci Sénégal lii mooy Sénégal maam région yëpp maanaam. di nga leen fi gis commune Louga commune Mbour Mbelakadiaw. ñëpp a ngi fi Dionewar. ñëpp a ngi fi. commune Dioula Golon. ñëpp a ngi fi. foo mën di tudd maanaam réew mi dama la xam ne la tey nit ñi xam récemment am na seen benn collègue bu tudd kii la le journaliste tam nekk RTS. génn na fi wax Fafana Ablaye Fafana. wax ni moom day dafa jàngat am lu mu jàngat mooy na Macky Sall defoon ba jot réew ma. gis na benn candidat boo xam ne mi ngi ciy dox sans trompette ni tambour maanaam mooy docteur Aliou Sow ak partem loolu bu ko ab journaliste waxee mais am na fu mu ko teg parce que kooku journaliste d'investigation la day wër day xeltu ba du wax dara te tegu ci baaraam li wóor mooy sëñ Abdou Khadre fii ci réew mi fi mu toll fexe nañ ba fenn foo man di dem am na des représentants du parti te suñu yéene mooy gën koo renforcer. pour les élections effectivement. mais bëriwul leen am riir nag ak i salañ nag. waaw xamal tax maanaam li ko waral mooy parti bi dañ koo tënk ci teggin tënk ko ci yar. tënk ko ci ay valeur danoo jàpp ni maanaam respecter Sénégal yi bokk na ci maanaam di leen wax dëgg te bañ di leen fen bokk na également booy waxtaan ak ñoom nga waxtaan ak ñoom ci dëgg parce que dëgg dafa am solo xam nga di wax ak doomu aadama boo xam yóor na li ngay wax ba pare mu xam li nga wax dara du ci dëgg dara am Serigne Touba dafay jàngale ni la vérité s'éternise alors que le mensonge même au paroxysme de la célébrité finit par déchoir et s'évanouir ñun loolu principe lañ ko def dañoo jàpp ni dëgg moom lu mu sew àla kulli yàlla dina mës a rëy moo tax ma njort ni suñu parti bi bu doxee ab diir Sénégal yëpp den ko teg bët den ko jàpp te incha allah den fi toog ba mën a soppar ñi li fi ne incha allah kon daal yéen su ma déggee li nga wax nii daal moom mooy élection locale yi yéen a ngi koy waajal fas yéene see dem ak MPD liggéey mais ci Sénégal tamit dañoo gis ay parti politique yoo xam ne mosuñoo natt seen bopp ci ay élection mais est-ce que mënuñu woon a xoolaat ni ñuy tëggee parti politique ci Sénégal wala charte yi ak parti boo xam ne toog nga ñaari élection demoo ca ñu mën laa dissoudre parti boobu ndax mu amoo xalaat ci loolu. moo sëñ Abdou Khadre loolu da koo jaram xam nga lu gënoon a yomb mooy fii may wax ak yow ci Sénégal parti bi xam ne mooy MPD liggéey sàmmonte gim sàmmonte ak maanaam yoon wu nu tëral ci Sénégal ñu koy def ñu néew lanu est-ce que xam nga ni parti bu ne ci Sénégal maanaam yoon daf laa teg ni la chaque année da ngaa war a def en fait maanaam da nga war a déposer un bilan financier auprès du ministère de l'Intérieur parti yu koy def yu néew la chaque année ñu def ko publier ko tey loolu est-ce que xam nga ni motif de dissolution la tey bu ñu bëggoon a wàññi parti politique yomb na nan mettre en œuvre donc l'article 10 de la loi sur les partis politiques bu ñu ko defoon xam nga ñu ne parti yu baree ngay gis fii kenn dootul exister te parti yu ci bari nit ko koy créer ay pexe doo nga la ko créer ngir bëgg a fexe nun ko boolee waaye amulub xam-xam yéenim du effectivement defar maanaam réew mi loolu faaw nit ñi bàyyi ci xel réew mi buñ bëggee mu dox jëm ca kanam nan ko dénk boroomi xam-xam nan ko dénk boroomi yar ak i teggin ak boroomi valeur yoo xam du nu war du parce que loolu d'ailleurs ñi xam ne ñoo théoriser la politique mais Aristote dafay wax ni wala Platon ma juumul dafay wax ni pour asseoir un édifice on prend conseil auprès d'un architecte de même que l'on s'adresse à un constructeur de navire pour un vaisseau aucun autre avis n'est recevable mais s'il s'agit de délibérer sur les affaires de la cité chacun se lève marchand forgeron riche ou pauvre noble ou roturier alors qu'ils n'ont étudié nulle part et noté à l'école d'aucun maître te or la chose effectivement donc populaire c'est une affaire sérieuse qu'il faut confier à des personnes qui ont une longue effectivement donc formation et une bonne éducation foofu lan war a woo Sénégalais yi. buñ ko deful réew mi ci guuta rek lay jëm. mais d'accord yow maître Abdinaar Ndiaye mais li ma jaaxal mooy président Aliou Sow moom ci PDS la nekkoon. tey ñii ngeen jàpp ne tey ay mer ngemb lañ wala dañuy wax Sénégal yi lu méngul ak dëgg mais si ñooñu la président Aliou Sow bokkoon. déedéet Aliou Sow maanaam dañ koo tàggat ci parti politique moom mu defoon sëriñ ki ñuy wax Abdoulaye Wade topp ko ci worma topp ko ci ngor ba ki xam ni moom moo jiite woon parti boobu dem na ba mënatul Abdoulaye Wade kenn ku ne xam na ni wàllu politique am ma nga ca ginnaaw
la mu waroon def na ko wàcc na ba xam ni ban demee ba xam ni moom mënatul parti bi mu am beneen nit ku mu jël di dénk ko parti boobu moom dafa wax ni moom ab président Aliou Sow maanaam moom sëriñ ki ko mat sëriñ ci politique kenn rek la muy mettre Ablaye Wade te dem na comme mënatul moom faaw mu ber aw yoonu boppam ngir effectivement gën a feddali gën a dëgëral yéene ji mu amoon ci Sénégal te loolu da ci dëppoo ak moom laata muy gën ci parti boobu daf ci waxtaan ak moom xamal ko ni ko man kat yow laa mus a def sama sëriñ ci wàllu politique yow laa mus a topp ndax ay valeur bam ba comme yàlla dogal na fi mu toll topp gunge nañ la ba yàlla jeexal sa mbir ci wàllu politique ñun dañoo bëgg a am yéene taxawal suñu mbiri bopp continuer li xam ni moo doon sa yéene ci réew mi. mais yéen dafa mel ni da ngeen a xeeb yeneen parti politique yi ak yeneen homme politique yi. déedéet ëpp naa def ñun mënunoo xeeb bu fekkee ñun ay. valeur non mais président Aliou Sow su waxee ne Sénégal maître Abdoulaye Wade kese moo nekk sëriñam ci wàllum politique moo ko doy ci wàllum politique ci doxalin bi ak ci xam-xam bi. kon dafa bëgg a wax ne bu paasee maître Abdoulaye Wade amul kenn ku ko sut si politique amul kenn ku ko ëpp xam-xam amul kenn ku mu nawloo tamit si jikko. loolu sëñ Abdou Khadir firiwul ni dañoo nawloo ñi ci des ankay ñi ci des jox nañ leen ab cër nungul na leen li leen yàlla defal waaye moom dafa jàpp ni ci wàllu politique na ma fedd ma leeralaat ko ci wàllu politique ku ko doy ab sëriñ ku dul Abdoulaye Wade amul loolu sañ-sañ la yow sëñ Abdou Khadir bu la neexee nga ni man ke sëriñ diw doyuma diw moo ma doy sëriñ si bari nanu di waaye kenn ku ne ka nga doyloo moom rek moo li jiite ci wàllu politique dafa njortu ni ku dul Abdoulaye Wade mënu koo jiite tey bu ñu xoolee jaar-jaaram mais loolu da nga ko war a mën a nungul bi muy nekk ci PDS musta maanaam fab bi géew maanaam di doxale nu wuute ak ni Abdoulaye Wade bëggee da koo topp ba mu jeex tàkk. d'accord jërëjëf maître Abdinar Ndiaye mu nekk avocat à la cour ba pare tamit moom moo yor kàdduk MPD liggéey bi président Aliou Sow jiite élection locale yi daal dëgmal nañ ko mais nag kañ ngeen ni fas yéene def seen i investiture seen i lancement au moins nag ngeen def genre pré campagne ngeen xaw a wane wu tuuti def tuuti communication. waaw mais loolu tàmbali nañ ko sëñ Abdou Khadir bu yàgg man mii di wax ak yow man def naa fi mu toll nii maanaam 2 tournées politiques yoo xam ni boo ma ko tàmbalee léegi toll na ci ñetti weer. wër naa sama 35 villages yëpp fu ma ci man di dem waxtaan naa ki xam ne moo ko jiite ci wàllu aada muy maanaam chef de village bi waxtaan ki xam ne moo nu ji ci wàllu maanaam diine di imam ba waxtaan ak ñi xam ni ñoo ŋànk maanaam soleil ndaw ña ak soleil maanaam jigéen ña waxtaan ak ñëpp xamal leen li nu tax a jóg xamal leen sunu projet ba nu nungul nu ko. d'accord mais loolu te ni ma ko defee noonu la ko ñeneen defee. waaye ñun danoo nekk ñoo xam duñ ay maanaam dañu nekk ci populisme maanaam mooy loolu maanaam di wax wane loo xam ni dëppwul ak li xam ni moo am. ñun lii ma lay wax ni yow boo yore sa micro nga wàcc fële ci tundu Taïba Ndiaye di nga gis ni li ma lay wax mooy li am. d'accord laa ko mais dama ne yéen ñi politique moom jàpp naa ne yéen ñu bari si yéen suba ngoon guddeeg bëccëg fajar yéen a ngi politique yéen moom lu ngeen def rek force ngeen laaxaale ko si. mais comme par exemple tey ngeen def benn lancement officiel ne MPD liggéey si la ñuy demee maanaam wax seen feuille de route au moins lu officiel. waaw loolu effectivement comme ni ma la ko dans quelques jours di nga gis le président Aliou Sow dañu ci prononcé wu. te yaakaar naa ni réunion bi xam ne moom laa génn bërki dem ci loolu lañ doon waxtaan kañ la ñuy def effectivement donc des meetings d'investiture ak yu mel noonu ragal naa ni Taïba Ndiaye sax lañ koy ubbee bu neexee yàlla. léegi Aliou Sow. moom est-ce que dina nekk maire fenn wala mu nekk président conseil départemental fenn. non moom waxam dafa leer dafa wax ni moom yàlla dogal na ci ànd gi mu àndoon ak sëriñam ci wàllu politique di Ablaye Wade lépp loo xam ni nii nit dina ko doon di ab cër ci wàllu politique Ablaye Wade defal na ko lenn rek la doonagul mooy président de la République du Sénégal te loolu suñu yéene mooy fexe ba loolu am incha allah te ci la nekk di ko liggéey. waaye lu wuute lu wuute ak lu ni mel moom amul yéene maanaam di ko laajaat dafa wax ni mu maanaam nit dafay gore moom ñi mu àndal ay ndaw lanu di boromi xam-xam boromi man-man amub yar ami teggin yell na fi mu toll ni mu jiital leen ci gox-goxaan yi loolu moo tax moom amul yéene maanaam jiital boppam dafa ku mel ni man ak keneen ku mel ni man ñooñu la am yéene teg leen fan wu nekk incha allah. d'accord. jërëjëf maître Abdinar Ndiaye mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h waaw maître nag man lii nga wax nii
man d'accord ma ci benn côté ndax nag tey Sénégal dafa yaatu président Aliou Sow fenn fu nekk mën na faa jël nitam teg fa gunge ay mais Abdinar Ndiaye ak yeneen xeet yooyu mais dëkk na ci benn commune léegi commune boobu bu dee tey par exemple tey askan wa fa nekk bëgg nañ mu yoral leen seenub commune sàmmal leen seenub commune jàpp ne commune boobu kat ñun kat président Aliou Sow moo ñuy si doy mais est-ce que loolu daf ko war a lànk. xanaa da ngaa fàtte ni kilifa moom kenn du ko jiital di ko fakastal moom maanaam fa mu dëkk gox booba ñoom doylu nañ ko ba bu ne leen topp leen diw ñu topp ko te moom la ko war def na ko wàccew na ak ñoom ba mu fa nekkee jiite ko lépp loo xam ne nii maanaam lu nit man di aajoo la ci lu mënta ñàkk te ñëpp man bokkandoo ko def na ko fa. boo demee waaw du fa candidat maanaam ku mel ni man te ànd ak moom di ko jàppale ci lim ne mu wóor ni ko xam-xamam mate na ko man-manam mate na ko am na yar ami teggin mën a wax ak nit ñi lu nu dégg xam war may gox ba ñooñu la am yéen a jiite leen. kon dafay firi ni maanaam du dafa bañ maanaam li ko nit ñi def bëgg a def déedéet dañ leen wax ni leen comme yéen doyloo ngeen ma te la ma waroon def naa koo génn te am na ñenn ci doomu gox bi ñoo xam ni mate nañ ko sëkk te ma xam leen natt leen ci jikko ba mu mat natt leen ci xam-xam ñooñu la am yéene jiite leen fanu ne. kon daal moom nekkul candidat ci fenn. nekkul candidat fenn ñi mu àndal di ay nawleem mu njort ni mate nañ ko sëkk ci xam-xam ak ci man-man ak ci ay valeur ñooñu la am yéene dugal leen foofa ak jàppale leen. léegi bu élection législative ñëwoon tamit ndax jàpp nga ne taxawaay boobu lay am. incha allahu déggoo li mu wax daf ni moom mboolem loo xam ne nii maanaam ab cër la ñu koy joxe ci état yàlla dogal na ci maanaam ayu Ablaye Wade ñu jox ko ko. nekk na fi député nekk na fi mis ay yoon jiite na gox jiite maanaam gox-goxaan yi ñoom ñëpp boole leen jiite kon lan moo ko dese maanaam mooy fexe nu mu toogee ci boppam réew mi ba mën a soppar ñi maanaam li xam ne moo fi ne ci réew mi. d'accord léegi ki nga xamante ni tey moom mooy président Aliou Sow am na programme pour Sénégal kon. bu baax a baax xanaa liiru maanaam téere bi mu bind di le courage d'agir. boo demee ci téere boobu mais bind yomb na mais jëfe ko nag dafa jafe. déedéet mais xam nga bala ngaa bind moom da ngay xam bala ngaa bind dara. day fekk nga xam ko di jëf ji non mais maître nag Sénégal wax dëgg yàlla bind livre moom yomb na xel mu rafet tamit yomb na mais xam nga yow mën ngaa am xel mu rafet mais mën ngaa dem ba nekk si commande bi doo ko mën a doxal. déedéet réalité bi nekk benn déedéet réalité bi loolu waxi caaxaan la gis nga sëñ Abdou Khadre naa la xamal leen am réew moo kërayam boo mënee yor am ab sa kër mën ngaa yor am réew waaye yor kër dafay tàmbali ci jikko bu fekkee yow sa jikko dafa salfaañ mais boo nekkee ci kaw it mënoo lijjanti dara. loolu am maanaam ñi ñu jiite ñoo nawloowul askan wi ñu ñu jiite ñoo amul yéene dimbali askan wi ñu ñu jiite ñoo yërëmul askan wi waaye bu fekkoon maanaam li xam ni moom mais yow budget lan la jox budget boo xam ne de waxuñu ci yow ni la yow doxalal yow dong de dan la wax ni la may na la nga tànn ci réew mi ñoo xam ne nii boroomi xam-xam yu sell lañu boroomi man-man la ak boroomi jikko yu rafet nga ànd ak ñoom ñu jàppale ci li ngay dox waaye loolu yomb na xam nga lu fi ne maam jubadi rek a fi ne waaye bu fekkoon nit ñi am nañu yéene dimbali askan wi yërëm leen tey alal ji xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu jël ko def ko ci ay projet jàppale ndaw ñu kon mais lii xam ne moo xew di jël alal di ko def ci foo xam ne nii nit di ko bëgg te dëppwul ak li xam moom la askan wi bëgg alal jot lan moo tee ñu def ko ci lu leen di jariñ 100 millions yooyu jël def ko ci ak xawaare 100 millions yooyu boo ko jëloon tey di def des postes de santé mais mu jariñ askan wi ñu nu jiite ñoo yërëmul askan wi ñoo amul yéen dimbali askan wi seen bopp leen ñor ak ñu ne àndal. loolu nag dafa jot sëkk Sénégalais yi lànk ko xool boromi jikko yu rafet mate ko ci xam-xam ak ci man-man ñu jiital leen. tant que defuñu ko réew mi ni dem. léegi yow régime Macky Sall bi dañoo ay nit ñu jubadi lañ wala ay nit ñu jubadi la jub lañ wala ñu jubadi am nañ yërmande si askan wi wala amuñu yërmande ci askan wi. waaw li ma mën a jàngat daal mooy mënoo ñëw rek daal di wax ni ñi mu àndal kenn baaxu ci déedéet am na ci ñoom ñoo xam ni ay personnes de valeur lañu ay référence lañu ku maanaam ñu nu nawloo lañu ndax fa nu nekk ña ngi ko yore ci njub yor ko ci dëgg waaye am na ñenn ci ñoom ci li ëpp bokk ñoo xam ne nii la xam ni moom la leen askan wi di xaar yi defuñu ko. am na ci ñoo xam sa wane seenu njubadi ba ñëpp teg ci bët parce que am na ñu bokk ci ñoom ñoo xam ne ni fii la ñu taxaw di jël effectivement donc mais affaire passeport yi xam ne moom la ñu wax fan yi passé mais ñun ci tuumaal du ay député. fu nu bokk. si Macky. loolu musiba mënu ko wees. d'accord léegi ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy bala ñoo ñëw dinañ ñëw ci député yooyu léegi yéen MPD liggéey yéen àndoon ngeen fi nag maître ak président Macky Sall.
seen diggante moom nag neexoon na nag ba mel ni presque mburu ak soow seen diggante neexoon na lool waaye dañoo jekk-jekk gis diggante bi mel ni daal lu mujj rek salfaañoo lan moo waral lool. déedéet xam nga ñun comme ni ma la ko waxee ñun parti bi nekk dafa am méthode am organisation ñun xëyunu dem ci Macky Sall déedéet élection dafa ñëw parti yépp di yëngu candidat yi moom mu déplacé wul boppam à titre personnel ñëw seet si Aliou Sow soxnaam def ko ñeneen def ko ci ñi ko jege ni ko danoo amoon yéene nga jàppale nu ci élection yi xam ne moom lañ dëtmal te boo nu jàppalee yittey askan wi dañ ci taxaw ba mu mat te it am ma yéene benn yoon salfaañe li xam ne moo nu tënk di constitution Sénégal bi loolu amee Aliou Sow daa ñëw waxtaan ak ñun ci conseil national patriotique laa wax xam ni mooy instance de décision ci li ñuy def bi nu ñëwee booba fekkee naa ko maa nekkoon porte parole jour boobu bi nu waxtaanee ñu gis ni ñi fiy laaj ñëpp bokkundoo ak ñoom idéologie politique. Macky Sall mu ci gën a jige ci wàllu doctrine te it yàlla dogal ci maanaam moom ak Aliou Sow ñu amoon ay relations yu cordiales bien avant muy doon li mu doon ñu njortu ni li xam ni moom la ñu wax ni moom buñ ko dimbalee jàppale ko dina maanaam saafara yittey askan wi tey maanaam li xam ni mooy charte fondamentale du ko xëtt benn yoon mais ñu ni loolu yàlla na ñu jàppale ko wàññiwul dara waaye jàppale gi teguloon ci benn condition lu dul maanaam doxal yéeney askan wi waaye ban demee ba gis ni la mu waxante ak ñun ginnaaw bi ñu ko jàppalee ba yàlla defal ko ndam deful la ko war mooy dañoo gis ni dafa commencé woon di poser des jalons yuy wane ni moom yitteem mooy toogaat fi ñu gis ni boobu maanaam li xam ne mooy charte fondamentale bi maam yéene mooy xotti war maam mais ñu ni ko ñun président ñun ñoo la jiital waaye doxin wi ñun rafetlu wuñ ko tey yell na maanaam ñu seetaat ko ci loolu lañ jël décision toujours dans le conseil national patriotique pour denc ci coalition boobu maam ci jàppale ko ci loolu te ban ca paree amut dara luñ ci rëccu ndax ban koy def ci conviction lañ ko defee ci yéene lañ ko def waaye gis na ni ka waxoon ak ñun moo weddi effectivement kàddoom ñu daal dellu fan newoon mu jeex. Maître Abdinar Ndiaye yow yaay porte parole MPD liggéey bu président Aliou Sow kon jàpp naa ne li ngeen tënkoon ak président Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yi pour ngeen jàppale ko lam leen waxoon ba ngeen jàppale ko ba mu falu da ngeen a gis ne. daf koo teggi teg fële te bu dee daf koo teggi teg fële loolu trahison la maanaam wor la yow noo ko jàppe waaw wor lay tudd wor ci kaddu wor ci jëfin ñun dañu wax ni ñun xam nga réew mii bu nu gisoon ñoo xam ne nii ñoonu ëpp xam-xam ëpp nu yar ëpp ni teggin ëpp nu man-man te yéene ji seen yéene mooy fexe ba askan wi jafe-jafe yi nañu dindi leen ci lu leer kon ñu ànd ak ñooñu loolu wóor na man ñun suñu parti bu nu gisoon koo xam ne nii lii ma la wax ni nekk na ci moom ñu ànd ak moom waaye ñi nu gisee nii wuute na ak li nu yaakaar. kon yéen président Macky Sall fonkul kàddoom. déet loolu yomb naa xam ndax Macky Sall laata muy falu le président Macky Sall autant pour moi laata muy falu maanaam am na lu mu waxoon ak nit ñi la mu waxoon ak nit ñi wuute na ak li xam ne moom la doxal loolu day firi rek ni kon la mu waxoon wonni na. loolu nag olof ci wàllu olof moom la ne war kàddu wala war maanaam sa war nit ñi ci jëfin. mooy ñàkk fonk kàddu. waaw loolu mënees nañ koo wax ndax bu fekkee nit ki dafa taxaw publiquement wax ni bu ngeen ma falee ci kàttanu yàlla dinaa def nangam ak nangam ak nangam nit ñooñu wóolu ko jël effectivement seen kàddu jox ko mu bàyyi ko mu doxal bi noo gisee doxin mu wuute ak lam na waxoon loolu mën na koo firi lu dul maanaam ko teggi mais xam nga tamit maître Abdinar Ndiaye fi nga xam ne tamit xaw ma see d'accord ak yéen MPD liggéey d'accord ma ak président Aliou Sow dama jàpp ne président Macky Sall sànq nee nga am na relation yu mu amoon ak maître ak Aliou Sow président Aliou Sow yaa ne am na relation moom nag président Macky Sall beneen bi bu ñu amee relation yooyu rek war naa firndeel ne maître Aliou Sow ku muy jaxasool rek dina xam ban genre nit nga te war naa xam tamit kan mooy doomu aadama kan mooy kan bu jaxasoo ko man Aliou Sow war naa xam man ban façon nit laa ci ay at wala ci ay weer beneen bi ñoom ñaar bokkoon nañu seen biir PDS nekkoon ministre nekkoon conseil des ministres kon war naa xam kan mooy Macky Sall léegi Macky Sall bu ñu ko falee 2012 ba 2018 2019 ñëw maître professeur Aliou Sow war naa xam ba xam Macky Sall nit ku fonk kàddoom la wala nit ku fonkul kàddoom la kon jàpp naa ne avant muy ànd ak moom 2019 ak garantie yi ko président Macky Sall doon jox moom président Aliou Sow
waroon na mën a décortiquer xool ba xam lii muy wax lu muy jëfe wala lu mu dul jëfe la ndax au moins bu xoolee rétroviseur bi si ginnaaw amaana mënoon naa gis ne Macky waxoon na fi loo xam ne jëfewu ko wala dara. waaw xam nga doomu aadama yàlla rek ko xam nit ki mën na laa wan loo xam nekkul ci moom yow njortu rek ci ngay dem njortu lu rafet sëñ Abdou Khadre yow bu ma jàppee ne yow nit ku baax nga ci njortu rek laa ko teg sama njortu luñ jiitu mooy Abdou Khadre mi nit ku baax la wan ma ci jikko ak jëfin lu wane ni nit ku baax la waaye bu fekkee ci loolu laa ànd ak moom mu dem ba ci biir wan ma waneen doxin wuute ak li xam ne moom laa miim ci moom loolu nit mënu ci dara mën ngaa ànd ak doomu aadama yi maanaam wóolu ko jàpp ni kii li mu waxante yow dina ko def mu dem ba ci biir doxe waneen tànk. léegi lan moo tax président Aliou Sow bindul président Macky Sall bi mu gisee ne la mu ko waxoon defu ko wala mu jéem koo daje ak moom. def na ko Macky Sall xëy nu xëy rek ba ko dana joye dafa bind wax ak moom de façon directe wax ak moom de façon indirecte ñu gis ni maanaam ña xam ni ñoo ko jige ñooñet wax naa ak ñoom xamal leen ni leen nii xam ni moom lay doxe moom àndu ci xamal ko moom ci boppam par maanaam entretien que ni moom lii xam ni moom la gis nii àndu ci. d'accord mais yéen sànq yi nee ngeen bu ngeen gisoon koo xam ne tey réew mi ñor na ko wala dara yéen 2019 boobu amoon na coalition boo xam ne Idriss Seck moo ko jiite woon am na bu Pastef jiite woon Ousmane Sonko lan moo tax demu leen woon ci coalition yooyu. waaw xam nga ñun parti lañu ki nga wax nii di Idrissa Seck mais ñëwoon na waxtaan ak ñun. yónnee mbooloo mu ñëw waxtaan ak ñun waaye ban leen càmbaree xam na ni li xam ni moom lañ am yaakaar ci réew mi nekkuloon ci ñoom te loolu histoire jox nañu raison parce que ban demee ba ci biir gis nañ ni mu doxalee ak Sénégalais yi kon ñun bu ñu àndoon ak moom mu gën a ñaaw. léegi beneen coalition Sonko 2019 bi. waaw Sonko mës na ñëw ci ñun waxul ak ñun dara teewul nawloo nañ ko jox nañ ko cëram. waaye bu fekkoon ñëw na waxtaan ak ñun ñu diglu ko tamit ci kàddu gis ni li xam ni moom la ñu bëgg ci réew mi moo ne ci moom xëy na du ñàkk ñu ànd ak moom. mais coalition Yewwi Askan Wi est-ce que ñoom contacté nañ MPD liggéey pour ñu ñëw bokk ci coalition boobu. loolu ci li ma xam daal ñun jotuñu benn maanaam correspondance wala benn appel offre boo xam ci ñoom la jógee ci. wala bu dee coalition bu wàllu Sénégal tamit. waaw xamal lu ko noonu ñun daal ñu ngi ci li xam ni moo ñu yitteel mooy sunub liggéey. d'accord jërëjëf maître Abdinaar Ndiaye yow yaa yor kàddu MPD liggéey léegi tamit gis nañ ne Sénégal dund gi dafa cher trop yéen lan moo ci seen position ak tamit ndax communiqué ngeen ci. waaw bu baax a baax xam nga que réew mi moom daanaka maanaam yaramu mag la fépp ay metti réew mi foo laal dafay metti gis nga sëñ Abdou Khadre yàlla seede na ni bis bu ne man des fois sama rangoñ day waaj a wadd sax réew nit ñi ci boppam dañ leen a tënk ci pauvreté boo xam ni jéggi na dayoo est-ce que xam nga ni réew mi ñëppay tàllal loxo ci lu feeñ ak lu nëbbu te li ko waral rek firiw ludul ñi ñu jiite seen ñàkk yërmande seen ñàkk taxawaay ci effectivement jafe-jafe askan wi xoolal tey ñu ñuy wax budget Sénégal fi mu war a toll ci ay milliards. mais est-ce que yërmande am na si ñuy jiite. seen yërmande mais looloo ñàkk bu fekkoon yërmande am na dëgg mais coono yi nit ñi nekk day dañ ndax alal ji ñu jël di ko pasar ak di ko làkk faneen ngay dégg fii maanaam doonu ministre wala dara ñu fekk ko alal ju dul jeex. ay milliards alal joo xam ne bu ñu ko tey investiroon ci commune Taïba Ndiaye. wala commune bu mel ni Mbelo Kadiaw mais dëkk bi féete lépp saafaraw nee naa réew mi lu yomb defal xamul tax Sénégal yi dañ leen a moon ci diine mooñ leen ci maanaam wàllu tarixa ci yar leen ci teggin ak ab yar te it ñu mën a muñ lool nit ñu yomb dimbali lañu liñ mënta ñàkk bu ñu ko amee rek daanaka duñ yëngu réew mu Sénégal réew mu jafe la ci réew yi. réew la nit ñoo xam dañu am diine ngëm-ngëm maanaam soit ci wàllu diine islam wala ci wàllu diine catholique bu maanaam koo ci gis méga valeur yoo xam ne nii bu xëccoo rek jéggi na dayoo. mais ñi ñu jiite ak ñàkk vision la dañoo ñàkk gis-gis wala dañoo amul yërmande wala seen jubadi la lum ci. waaw ñëpp a ngi ci biir jubadee ngi ci biir ñàkk yërmande mi ngi ci biir te it maam ñàkk vision mi ngi ci biir waaye bu fekkoon seen yéene maanaam vision sax. mën naa wax ni am na waaye dundul ko doxal mën nañu am vision bu baax waaye nan ko war a doxalee ba mën a jariñ askan wi loolu lañ dul def ndax jubadi gi ne ci biir ak ñàkk yërmande ji ne ci biir loolu ñun moonu tax di sonn
en toute sincérité waaye bu fekkoon suñu àddunay bopp suñu jëmmi bopp rek moo nu ñor kenn ku ne ci ñun mën naa toog fa mu toog ndax yàlla defal na ko teranga ju mu mën a dundee ba dee. waaye aw askan bu li ñëpp war a mën a war a bokk dañ ko war a teg ci anam yoo xam kenn ku ne dina ca gis sa bopp te loolu moo manqué ci réew mi. yow daal gis nga ne alalu réew mi ñi ñu dénk réew mi dañ koy pasaree. waaw loolu ñëpp mën nañ koo seede boo génnoon fii ci biti rek xale bi gën a tudd boo ko laajee mu wax la ko. d'accord jërëjëf. mais la vérité on la cherche. on cherche la vérité mais l'évidence elle saute aux yeux. d'accord léegi ñu wax ci li nga xam ne tey moom mooy dafa am ay députés yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñoom ñu tudd leen ci ay trafic passeport diplomatique yow lan moo ci sa xalaat ci information boobu bi nga ko déggee. waaw moo lay wan ni réew mi jëmul fenn ndax lu mel noonu njombe lu toll noonu ci ay député xam nga loolu ñàkk ngor ca la yam yow ñu tànn la soppi la ci maam seppi la ci ay doomu aadama yu baree bari ay millions yi doomu aadama maanaam jël ab cër jox la dooleel la ci wàllu am-am ci alal ci oto ci kër ci gasoil ci la ne yow daanaka buur nga yow loolu doyu la li xam ni mooy maanaam war may gox bi maanaam réew mi yow nga xotti ko ngir sa am noo fexee noo feesale say poos loolu njombe lu ni toll ak lu ko gën a rëy lu ko gën a ñaaw ci république amul man mosuma ko gis ba tax na ba mu amee ba léegi loo ci gis ndax da ngaa gis maanaam président de la République addu ci ndax da ngaa gis le ministre de la justice addu ci ndax da ngaa gis ñi xam ni ñoom ñoo ànd ak Macky Sall te yi maam dëgg tax leen a jóg maam ñu addu ci déedéet te tey li waroon moo ñu ubbi une enquête approfondie situer toutes les responsabilités xool ñu ko ci laale ak ku ci maanaam lu ci takke ak lu mu néew ñu maanaam téye la interpeller la traduire la devant le tribunal sanctionner la ba képp koo xam ne nii maanaam yaa ngi ci gox bi ci réew mi di nga gis ni lii ku ko def kat maanaam nii moo la cay fekk ba du ko defee loolu dina nekk maanaam benn sanction exemplaire boo xam kenn dootu ko def wala di ko xalaat. waaw mais gis nañ tamit ministre des affaires étrangères àdduna ci lu gàtt mais gisuñu sax mu ñaawlu mbir moomu. waaw moom laa wax dama ne bu fekkee ñu ñu jiite bu njombee amee ñoom dañuy téye seen loxo jàpp seenu làmmeñ loolu moom la wax li silence coupable. mais député yi tamit mënuñ leen il faut ñu dindi seen malaanoo kiraay doog leen jébbal yoon. waaw mais loolu ca sensé lañ ko waroon a tàmbali amul ay député yoo xam dans le temps bu ubbiwul dindiwul seen muuraay muuraay kiir Ousmane Sonko bi gaawoon na récemment merci moo tax man la il faut ñu xoolaat suñu bopp faaw ñu bàyyi di nax askan wi faaw ñu bàyyi di foowe askan wi loolu moo war a dakk moo war a jeex ci réew mais maître est-ce que député yooyu mënuñu woon leen a déglu saa ñu dindi seen plan kiiraay mais boobaa police du leen garde à vue du leen arrêté du leen def dara mais simple audition. loolu mënta nekk ñu xam nga réew mi dañ koo tënk ci ay charte du nu la neex waxee nu la neex defee déedéet ab député dafa am kaaraange bala ngaa wax ak moom da ngay kiiraayam da nga koy dindi. waaw non ñu soog koo mën a convaincre. non tey par exemple tey damaa dégg ay avocats yoo xam ne yow tim avocat nga à la cour ay avocats yoo xam ne nee nañ. par exemple tey gendarmerie wala police comme ni gendarmerie convoqué woon Ousmane Sonko demul. su ko neexee rek mën ngaa bañ a dem bu la police convoqué wala gendarmerie mën ngaa bañ a dem en tant que député te boobaa du la ci forcer du la ci def dara. mais simple audition mooy yow policier bi boo ñëwee arrêté wu la garde à vue wu la da lay déglu rek loo mën di wax tamit baax na mu noté loolu bàyyi la nga ñibbi. est-ce que loolu mënut a warut a mën a nekk. sëñ Abdou Khadre lu mu mën a doon jaar ko ca yoon wax aw ñal kenn du ci jaar di am ndam dama ni ab député dafa am nun ko waajale am nun ko tënke mbiram boo koy wax ak moom da ngay jaar fa yoon tërale mooy nga dindi mbiram kiiraay googu boo ko dindee ba pare soog wax ak moom. ndax agent enquêteur moom bu la digloo ba pare bu fekkee dafa gis ni y a des indices concordants de nature à asseoir une infraction automatiquement daf lay mettre à garde à vue dans un état de droit donc bala muy àgg foofu daf lay jaareel fi mu la war a jaar par exemple man avocat la man ab gendarme mu la mënumaa woo parce que dafa am lu mu tënk bala mu maa woo day am fu muy jaar loolu faaw mu am bu amee ba pare nga soog a nag mën a jëflante ak moom lii mooy li xam ni moo war. waaye ab député kenn du ko woo. tànk di léegi est-ce que yow jàpp nga ne affaire trafic passeport diplomatique yi dem na au sommet de l'État dem na ba sa njobbaxtal ga. waaw ñu ngi ci tudd kay ñooñu foofu lan ne. léegi est-ce que assemblée nationale institution da nga ko fàtte. institution la. constitution bi da ko cité nommément que ni institution la foofa kay institution mooy njobantal ga loolu bu ci ay nit bokkee di def ñaawteef yu ni mel la war ca sensé moo doon ñu ubbi une enquête kenn ku ca bokk ñu arrêté la sanctionné la ba ñëpp teg ci bët ban xam ni réew mi du réew mu ni fowe loolu moo maanaam yu mel noonu mu nëppal yooyu ak masla yooyu moo war a jeex ci réew mi mais réew mi li fi ne ci ay jombe ñooñu bokk ci Macky Sall mais récemment
mais le député Bougazeli lan la wax fii la wax traité maanaam la gendarmerie de corruption ni ay corrompu lañu te d'ailleurs wax nañ maanaam proposé nañ ma 50 millions sax mais loolu wax ju ko gën a rëy man na am te kenn inquiété wu ko dañ ko waroon a arrêté sur le champ. Bougazeli li mu wax dañ ko waroon a arrêté. waaw dañ ko waroon a arrêté sur le champ interpellé ko mu joxe les firnde yuy wane ni maanaam li muy wax dëgg la kon boobaa ñu seet man ñu pour que ñu mën a joyanti ñun sunu gendarmerie bu fekkee li muy wax dëgg la. ndax moom nee na gendarmerie. dañ ko laaj éléments yi dañ ko laaj 50 millions. waaw dama ne bu fekkee moom dafa am sañ-sañ mën a taxaw wax publiquement ni la gendarmerie est corrompue wax ni d'ailleurs proposé nañ ko 50 millions loola la ca sensé rek dañ ko waroon a auditionné woo ko diglu ko mu war wane ay firnde yuy wane ni li muy wax am na. kon loolu division de fausse nouvelle. waaw loolu xam lu mu nuy dimbalee. pour ñu mën a xam ñun ndax suñu gendarmerie bii xam moom la ñu yaakaar ci suñu wàllu sécurité ak sûreté ak tranquillité ndax loolu jar na joyanti wala déet. il y va même de notre sécurité de notre sûreté et de notre tranquillité pour ñu xam ni ñun ñi xam ni ñoom la ñu dénk suñu kaaraange ci wàllu aada ñooñi suñu xel war na caa dal wala déet. waaw mais gisuñu ne wóolu nañu ko waaye gisuñu ko wóoluwuñ ko defuñu ko daal gis nga réew mi li fi ne ci ay jombi dafa bari tant que dama lay wax ne la sëñ Abba maa la ko fii nit ñi tant que maanaam jëluñu ñi xam ni borom yi xam-xam lañu ak man-man ànd ko bi yar ak i teggin ay valeur nekk ci ñoom. tant que ñooñu jiitaluñ leen réew mi du dem fenn man maa la ko wax. léegi li nga xam ne mooy trafic passeport diplomatique yi ndax yow ndax ministre bi nag saisir na assemblée nationale ndax jàpp nga ne danañ dem ba sa ci pandaw. bu fekkee nous sommes dans un état de droit te yéen effectivement donc ñu ni jiite mooy doxal dëgg ak njub yaakaar naa lépp dina mujj maanaam leer ci bopp askan. d'accord jërëjëf maître Abdy Nar Ndiaye yow yaay porte-parole MPD liggéey waxtu wi jeex na waaye laaj bu mujj bi rek mooy commune bu Taïba Ndiaye yow foofu nga bëgg a nekk maire est-ce que dina yomb ci yow. waaw am naa ci yaakaar bu baax xam nga tax ma am ci yaakaar mooy ki xam ni moo fa nekk man nitu war ma laa gis nga ba mu duggee ci sama xel ma waxtaan ci ak docteur Aliou Sow ni ko damaa bëggoon a samp fële ci xam ni moom laa dëkk ki xam ni moom la fi yàlla teg damaa dem seeti ko. ni ko man du ma yàq lu mag ña defaroon ndax moom mag ñee ko fa tegoon démb ma ni ko fii ñu toll nii toog nga fanweeri at ak ñett ci gox bi say at jigéen a juróom-ñetti fukki at yow wàccoo nga askan wi wàccoo nan ak yow la nga war def nga ko waaye lu dul jeex ci àdduna mu amul te damaa jàpp ni boo tollu fii ci ay at yell na ñu noppal la waaye ba mu waxee moom xam lu ma xamal daf ni ma moom bëggatul sax te ay doomam nee nañ ko na bàyyi waaye ñi mu àndal la xamul nan leen def man ko loolu jumte la dangaa waroon wax maam ñi ma ànd tundu Taïba Ndiaye laa xamul nan laa leen di def man ko boo ma waxoon loolu la ma lay tontu dama naan la teraanga jala mag ña joxoon démb ñu tingoom la ba nga toll fii nga toll delloo ko ndawi tey loolu mooy doxinu gor mooy doxinu jullit tey maanaam mani ko fii may wax ak yow na nga xam bis mi ki tey ni sama carte man dootu la fal te njort naa nit ñi dootuñu la fal te it maanaam pexe bu nu mën a def ba doo falu den ko def te loola ba ma doxee ab diir ñëw waxtaan ak ñi xam ne ñoo ma jiit ñooy samay kilifa ñoom dañ maa jox ndigal ni ma wéyalal li ngay def waaye ba ma doxee ñu jaarale ma fa ma war a jaar ba gis naa ni askan wa taxaw nañ temm ngir jiital ma na xam nañ ni man yàlla dogal ne ci man maanaam fan ma war a tàggate ci xam-xam jaar naa fa ndax man je suis titulaire de master en droit aujourd'hui je suis avocat et pour votre information je suis sorti major de ma promotion. donc ci wàllu xam-xam fan yi jaarale doomu aadama jaarale nañ fa tey ci war ma nit mënut a gàll lum nàmpul samay waajur ña xam ni ñoom laa nekkal ci tund woo xam nañ ñu nu doonoon kon mënuma xëtt maanaam ñoom nanu meloon ci jikko. mais est-ce que am nga xam-xamu jiite commune bi suqali ko. bu baax a baax man ma yorub cabinet d'avocat di xettali nit ñi ci seen i jafe-jafe yu gën a jafe. non maître dafa nag rek kaay wax la maanaam xam-xamu jiite ab gox mais ñun ci loolu la ñu tàggat ndax droit moo tënk maanaam wàllu administration ci ay texte rek lay dox texte yooyu ñun moom ci loolu la ñu tàggat xam nañ ko bu baax xam nañ budget naka lañ koy voté xam nañu budget naka lañ koy doxalee xam nañ projet nan lañ koy conduire. Taïba Ndiaye tey boo fa demoon lan mooy nekk priorité lan moo nekk. mooy d'abord teg lépp ci njub ak dëgg ndax gis nañ ni njub ak dëgg dafa léegi wax nga dëgg ak njub léegi lan nga jàpp ne tey priorité ci Taïba Ndiaye. mooy d'abord fexe ba ndaw ñi xam ne dañ fa nekk di boroomi xam-xam yu jàng ba pare te amuñu fenn fu ñu dugg xëy di toog loolu c'est une bombe sociale qu'il faut régler d'abord en faisant quoi en approchant les industries locales négocier ak ñoom
ci seen responsabilité pour ñu jël ci le maximum baneen bi ñu maanaam alal ji xam ni dinaa fa ñëw alal ji xam ni askan wi moo ko moom ñu mën ca tabax ay projets yu structurant maanaam ñu ji conduire ko jàppaleen ginnaaw bi ñu leen former techniquement pour ñu mën a jariñ ñi xam ni essentiellement jàngunu alal ji xam ni commune bi moo ko moom maanaam ñu jël ko maanaam jàppale artisan yi kenn ku ne ca la nga ne ñu ñëw dooleel la ca ginnaaw bu la defee une formation technique man du ma jël alalu gox di ko jox kenn ci gox ba te tàggatuma la ba nga xam ni am nga xam-xamu maanaam mën a conduire li xam ne bu passé loolu lan la Taïba Ndiaye manqué Taïba li manqué bari na wax naa la ni la maanaam Taïba Ndiaye dafa yàlla dafa nu dimbali suuf sa dafa barkeel te ci wàllu agriculture ñi xam ni dox na fa lool nit ñi nañ leen war a taxawoo dafa des man bu ma fa nekkoon tey ci wàllu agriculture yi dama leen di organiser d'abord ci ay GIE ba ma ko defee ba pare ma tàggat leen ci wàllu xam-xam sur les techniques agricoles maanaam wutal leen également des puits à vocation agricole kenn ku ne ma fexe ba fa ngay bayee ñu wutal la maanaam benn puits wutal la maanaam matériel d'irrigation maanaam wutal la également des unités de transformation et de conservation. da nga jàpp ne Taïba Ndiaye seen activité principale wala seen koom fi mu war a jógee ci agriculture la bokk na ci mbay mi ci la bokk parce que zone des Niayes la tamit bu ko fàtte maanaam boo demee maanaam dafa am ay bërëb yoo xam ne wóor na ma ni maanaam bu ñu defoon lan war a def kon gox bi weesu na foofu ci wàllu mbay te tey Sénégal gi ñu wax ak yow mais mbay doo nga ko mën a sokkali mbay mi buñ ko yitteeloon maanaam def ci suñu alal former nit ñi techniquement ba pare maanaam motiver leen wutal leen des unités de conservation de transformation kon réew mi wees nañ fii ñu toll. d'accord jërëjëf maître ñoo ngi lay sant di la gërëm. te li maa ngi lay sant di la gërëm sëñ Abdou Khadre di rafetlu jataay bu nu mel di ñaan yàlla suñu borom di ko delloo ñaan maam képp koo xam mi ngi yeewu fii ci maanaam réewum Sénégal yàlla defal la fanu gudd gu ànd ko wér ak xéewul te musal ci lépp lu mën a gàllankoor. jërëjëf maître Abdinar Ndiaye mooy porte-parole MPD liggéey bu président Aliou Sow moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h 16h Mamadou Diaw Diall moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jaam ak jàmm.